jërë ngeen jëf mbokk yi ci seen kóolute ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal ci tam-tam ci RTS 2 waaye tamit ci suñuy plateforme digitale yi ñi ngeen xam ne di ngeen ñu ci mën a suivre tout le temps ñu ngi leen di jaajëfal comme tous les mardis nag dinañu am nag environnement di ci ànd ak Marième Mbengue yéen a ngi may gis may ree moo may reetaan loo léegi di def ay jéego di wane ne elle est en forme et c'est à notre plus grand bonheur Marième Mbengue nuyu naa la. Rougui fay naa la fay yu kawe fay bu waaw fay bu neex bu ànd ak rose bii daal. gis naa loolu. ñu ngi lay jaajëfal am mbégte bu baax Rougui di partager ak yow plateau bi incha allah ci rubrique environnement dinañ fas yéene waxtaan li nga xam ne tey moom mooy. conflit en mer pêcheurs yi jafe-jafe yi seen diggante ci loolu la ñuy tegaat suñu tànk. ci kanam lay doon. waaye tamit dañ ciy toftal rek li nga xamante ne mooy cinéma ñu ciy ànd ak Badou comme tous les mardis mu ñuy indil ay sujets yu am solo Badou nuyu naa la. fay naa la Rougui di fay ñi nekk ci plateau bi yëpp suñu invité bi Ndaali Marème mi nga xamante ne namoon nañ ko tey dellu si na. moo tax tey moom fii lépp limi na tey. waaw tey moom dañ nar a waxtaanee ci métier script. di métier boo xamante ni métier bu demande concentration métier bu jafe ci cinéma ak suñu invité tout à l'heure incha allah. ci kanam lay doon waaye tamit suñu xarit taalibe murid bi di Ndaali demoon màggal ba ñëw nag indil ñu ay xéewal yu bari dañu naan amin rek Ndaali nuyu naa la. fay naa la di fay ñi di nuyu ñi seetaan ñëpp di siyaar ñi nga xam ne ñoom lañ bokk plateau bi yaay Fall moom bég nañ lool ci teewaat bi. waaw mu gën a taw féexe rek. gën a yaatu daal. te sax dàkk. di nuyu suñu waa ji mbuup aussi bu baax a baax a baax. Badou moom comme d'habitude ñu ngi koy siyaar bu baax di ko wormaal di xaaraat lim ñuy indil ñu jàngaat ci comme tey dañuy dem sax dëkkam. dëgg la waaw fa la ñu nar a jëm tey foofooy bës. kay. bu ci kanamee dinañ ci wax. incha allah. waaye tamit mbokk yi dañuy ànd ak suñu ñaari invité kii teew nii ci plateau bi rek mooy Pierre Mboup di nappkat waaye tamit ci deuxième plateau bi di nañu ànd ak Ashley Ndiaye di script ci deuxième partie bi lay doon waaye Pierre Mboup moo fi teew ci première partie bi dañu lay nuyu bu baax di am mbégte nag dalal la ci tam-tam Pierre. waaw merci beaucoup Rougui ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Badou di nuyu Mariam comme ni mu ko waxee yaay Fall di nuyu taalibe Serigne Touba di nuyu caméraman yi di nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm ci boole bi ngeen boole comme Mariam ni mu koy faral di defee rek napp gi ci réew mi waaw mu doon secteur bu am solo bu bari njëriñ waaye des fois dañ koy fàtte kon bu ngeen ko indee ci émission bi dañ ciy sant yàlla moom nag mi ngi ci góorgóorlu bu baax ni ma la ko waxee sànq rek dafa boole ñu mën ñiy xuloo ñëpp daf leen boole ci benn panel ba pare di leen boole ba pare di ñu boole moo tax mu doy waar moo tax mu doy waar yooyu lay def rek lewul benn yoon dañuy dem régie nag daal di tàmbali rek ak suñu chronique bu njëkk léegi lay doon ginnaaw bàkk bi. alors Marième tey ngay ñëw ci conflit en mer maanaam jafe-jafe yi nga xamante ne mooy am diggante ñi nga xamante ne ñoo nekk ci géej gi di napp mu doon ay jafe-jafe yoo xamante ne nemmeeku nañ ko fii ci Sénégal ginnaaw am na sax si bitim réew waaye fii ci Sénégal doon na lu ñu nemmeeku bu baax a baax xam naa ne nag boo ci xuusee gën cee am loo ci leeral dinañu xam jafe-jafe yi fu mu jugee ak naka lañ koy saafara Marième. waaw Rougui wax nga ko ba pare xam nga tey li ñu indi mooy conflit en mer te conflit en mer suñ koy wax mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sëkk ñi ko sëkk ñan lañ mooy les pêcheurs nappkat yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci biir géej gi bu jeexee ci ñi nga xam ne tey ñoom ñoo pêcheurs yi ñan ñoo ko sëkkaat mooy ñi nga xam ne tey ji bu ñu jëlee napp gi ba pare ba génn ci biir géej gi ba ñëw dañuy nar ñooñu dañ ciy bokk parce que coow li day jóge biir géej ñëw ci tefes gi jógewaat tefes delluwaat biir géej en général lan moo ko waral tey dañuy xool ne en général problème yi fiy nekk da ngay gis ne ñenn ñi dañuy dem di nappi ji bu ñuy nappi jafe-jafe yi fay am mooy ci biir léeg-léeg da ngay gis ki nga xam ne dafay dem ba ci biir géej gi essence am jeex mu am jafe-jafe boobu mu am tey ki nga xam ne beneen gaal la ñëw fekk ko fa ndax dina ko dimbali jàppale ko ci loolu jox ko essence am wala leneen ak leneen ñenn ñi dinañ am xol dimbali leen ña ca des dañuy ñëw rek teg romb leen dem bàyyi leen fa léegi nag boo xamee ni tey yaa ngi dund benn jafe-jafe ñëw ci géej sa gaal essence jeex sa gaal fay wala sa moteur am jafe-jafe foofu mënoo gis ki nga xam ne tey mi ngi denc dëgg la yor moom di denc am ba desal denc dëgg la ci biir waxtaan xëccoo mën na am réeroo mën na am xeex mën na fa am
leneen ni mooy ressources partagées yi te da ngay gis koo xam ne tey napp na nappam bu bari ba pare ñëw toog bu toogee la mu jël yëpp kee ñëw ci biir mbaaram ser fa beneen mbaar dagg bosam mën a jël yóbbu mu jur yenn jafe-jafe yoo xam ne dafay am problème. très bien. ci yeneen jafe-jafe sax gi li ci ëpp bokk na ci bateau yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp capacité pirogue yi ndaw yi nga xam ne tey ñoom ñoo fi nekk. da ngay gis kenn koo xam ne ser na mi ngi ni yaa ngi gis bateau bi. d'accord nga gis gaal yi ndaw léegi gaal yi ndaw yi capacité bu ñu mën a jël bokkul ak yi bateau yi mën a jël ñoom bu ñu sànnee seen mbaat dañuy sànni lu bari ñëw jël mais léeg-léeg ci biir sànni dañuy sànni ba sànni zone yi nga xam ne tey nappkat yi ndaw yi mooy gaalu loo ca yeeg yooyu ñoom sànni nañ su boobaa ñoom dañ leen di jël ak ramasser waale seen mbaal jël yóbbu fekk na ñi jëloon nañ ba li ñu yaakaaroon lépp dañ koy perte. mais Marième foofu est-ce que autorité tamit mënul def départager ba nga xamante ne gaal gi ndaw gi bu ma juumulee xanaa am na foo xamante ne xam nga mënu fa am accès. te gaal yu mag yi mën nañ fa am accès léegi est-ce que ñoom duñu leen bàyyee fenn nag yërëm leen tuuti. wala loolu moom amu ci rugi xam nga dafa géej dafa am règlement. d'accord dafa am foo xam ne tey. dañ naan 12000 miles ne fii la gaal yi ndaw yi war a yem. au-delà ne gaal yi mag yi fa la war a yem. mais boo gisee conflit bi loolu mooy indi jafe-jafe bi. da ngay gis kee nga xam ne moom au-delà de 12000 miles yi waru fa napp moom daf koy jéggi ñëw ba ci gaal yi ndaw yi fu ñu war a nappee. ñëw jël fa di fa indi jafe-jafe xam naa ci loolu sax. ndax tungu ne du teew moom ngay nataal bu baax la ñuy dem ak ki nga xam ne tey moom mooy Pierre Mboup. Pierre gis nañ ni jafe-jafe yi bëri na ci biir géej gi. li ci ëpp ñi ngi wax léegi wane ay images yi nga xam ne tey moom mooy gaal yu mag yi bu ñu ñëwee napp jël ci gaalu looca yi la ñu jëloon muy daggum caas jafe-jafe yi maa moom fii ak maa defoon lii tey ji jafe-jafe biir géej yi lan nga ñu ci mën a wax. waaw mais ñu ngi sant yàlla bu baax xam nga nag li ma neex ci débat bi mooy moom dafa dugg suñu biir sàcc lu bëree bëri. da leen a xam. yore ko moo tax mu mën a développer li mu développer. ba pare mën leen di boole. voilà xam nga dafa wax bu am solo xam nga bu demee ba bato di dàq gaal ci géej. image yaa ngi nii dama lu mu bëggoon yónnee sax ngeen gis ko. dëgg la. bato di dàq gaal. pour jàpp ko mbëkk ko wala gaal borom bato jël mool sotti ko acide. mu lakk. loolu yëpp am na ci. loolu lépp am na ci napp gi bato fekk gaal mbëkk ko mool comme ni ko Marème wax léegi mool ci biir géej mu paan moom wax na essence damay indi tamit paanu mbëtër parce que mbëtër ay weñ yu dalante la sa mbëtër paan mool fekk la fa bàyyi la fa dem léegi nag am nañ ci expérience parce que ku ko def bu ñu xamee sa gaal xam sa numéro gaal dañ lay porter plainte. très bien. loolu non assistance à personne en danger la léegi ñu ngi ci boobu système. dëgg la mais comme ni ko Marème waxee noonu la doon demee. nga paan essence nit fekk la foor la jox essence. wala mu jàppale la delloo la fa nga jóge woon. wala nga paan mbëtër mu war la fa delloo. danger bi nag ci napp gi xam nga li gën a metti mooy tey kenn xoolatul kenn ku nekk sa intérêt bopp rek moo la amal njariñ. surtout. loolu moo tas réew mi. noonu moo nekk ci dëkk bi moo nekk ci géej gi. parce que man damay napp ak caas. kii dafay napp ak mbaal. kii dafay napp am na ñoo xam ne sax ci fiiru yërëda dañu parqué foo xam ni nee na ñoo ko moom seen parc la kenn du fa dugg. waaw ci géej gi. léegi kii napp yërëda am na kaaw yoo xam ni kaawam la moo ko moom bañ na ko ba kaaw bi mën na fa ne at du fa jóge. kii napp caas bu ñëwee foofu. am fa yaakaar xeer ne fa bu bëgg fa napp bu soobee caas gi bu dalee mu lonk mbaalu kooku bu ko xëccee yàqal ko dëgg la kii napp tamit caas ci beneen côté bi bu seree ci xeer borom mbaalu ser bi ñëw tàllal fa mbaalam xanaa confilé ngay jóg borom fira tourné gis nañu aussi ne comme pêche à explosif yi tamit ñi nga xam ne dañuy jël seeni butéel tool explosé ko ngir mën a tamit napp est-ce que tamit duñu xool maanaam yenn règlement yi nga xam ne tey ku ci nekk war nga am place boo war a def wala li ngay def ngay sóoraale sa morom. waaw sóoraale sa morom boobu moo amul man rek maay am yow doo am moo fi am. xam nga tey am na koo xam ne dafay ñëw dóor plomb day dóor ay kii bomb ci suuf jën bi futti mu xaar tuuti jën bi microbe bi dugg ko mu futti bu yéegee ci kaw moom mu for dem. am na koo xam dafa yor fital nekk ci géej gi di jam. am na koo xam dafa yor caas di napp am na koo xam day tàllal mbaal fi ngay nappe mbaalu caas
borom fil à tourner ak borom fele du ñu laale mooy kii tàllal mbaal muy flotte ci kaw borom fil à tourner bi ñëw di napp borom fil à tourner tamit day dab naaxu jën di ko mbaal beneen fil à tourner jóge fee ñoom ñaar ñuy xëccoo jën wi ba xeex. waa léegi sànq da nga ñëw ci ki nga xamante ne day teg mbaalam. bàyyi ko fa ab diir. pour que mbaal bi napp keneen ñëw sànni fa mbaalam ñaar ñooñu kan moo amul dëgg. bu conflit amee. waaw bu conflit amee xam nga ki ser mbaalu seru suuf ci suuf. am na ñoo xam ne léegi comme dañ lañu sàccante du am booy. léegi booy mooy luy wane mandarga ni mbaal bi mi ngi fii mi ngi fii. d'accord ñaari mandarga pour ku fi ñëw xam. très bien day bàyyi mbaal mi mu déeg ci suuf. léegi bu déegee ci suuf dafa yor benn appareil GPS moom lay programmer fi mbaal mi ne parce que day bañ mu sàcc mbaalam. bu ñëwee day sóob kaabal. ci fi programme bi ne. xëcc ko yéegal. mais am na benn mode de pêche boo xam ne kii fil à tourner naaxu jën. day daw gis naaxu jën bi ci kaw ndox mi. kon xamul ni am na mbaal bu nekk ci suuf. d'accord bu mbaalee naaxu jën bi mbaalaale mbaalu jàmbur. léegi Pierre gis nañu tamit. foofu ku tooñ moom mënuma ko atte xam nga lu tax. parce que kii mbaal yaboy bi ci kaw. gisul mbaalu bi ci suuf bu ko gisoon. dina ko éviter. parce que loolu lépp kële ma ngay bañ ñu sàcc alalam moo tax utalu ko ay booy. dëgg la léegi ñëwal ma ñëw ci Pierre dañu gis ne en plus dafay am au-delà ci li nga xam ne tey moom mooy conflit en mer yi da ngay gis léeg-léeg ñaari gaal laalante mbëkkante yàqu-yàqu yu metti sax di ci am. tey yooyu bu amee yan matuwaay wala dafa am comité de pêche wala comité local de pêche wala CLPA yi ban taxawaay lañ ciy taxaw. waaw xam nga organisation yi nag dañoo bari mais seen taxawaay daa des. ndax fulla ji ñu war a taxawee. ak wax dëgg gi ci réew mi moo amatul. ndax da ngay gis ñaar ñu xuloo nga xam ni kii moo tooñ ngay raay wax ci. léegi kon nga ni kii yaa tooñ doo fa nekk naa ne yaa tooñ xam nga exemple bu ñuy daw bëccëg man ma teer exemple mën naa ko joxe exemple ci quai de pêche man ma teeral sama gaal di yebbi sama jën mais bu ma yebbee ba pare lan laa war a def lu dul génn xajal keneen mu ñëw parce que quai bi dafa xat. mais da ngay gis ñoo xam dañuy jaay ba pare bàyyi fa seen gaal dem di encaisser xaalis di xaar xaalis bi ba mu pare te mën ngaa jël gaal gi foofu yóbbu ko fa nga dëkk. ñëw fayeeku sa xaar kii fayeeku xaalis mu fayeeku sa xaalis. dëgg la kon problème la deuxième problème bi mooy gaal nga fekk machine u jàmbur jóge fële laa kon xam nga kuy teer ku jóge biir géej di daw 100 à l'heure boo ñëwee ba tiim tefes ga war ngaa wàññi sa machine. teer ndànk. mais da ngay gis ku jóge fële daw a daw ba ñëw ni rës ci machine u jàmbur. mais dafay fay borom. parce que daf ko yàqal. daal yooyu ay conflit la yoo xam ni. dafa doy waar ci biir géej gi tamit da ngay gis ku fekk mbaalu jàmbur. ñëw am yaakaar foofu wala nga ñëw fekk mbaalu jàmbur tagg ko léegi borom mbaal mi ñëw di gis mbaalam. dëgg la mais Pierre dañu gis ne tamit. gis nañ jamono yi xaaral daal di ñëw après nga xaaral daal di ñëw après nga wéyal xaaral daal di acca. non man c'est juste que seen waxtaan bi c'est très intéressant parce que dina leeral lu bëri. mais li nga ci gën a dégg mooy problème comportement. dëgg la. surtout comportement parce que nit ku ne am na ci loo xam ci xel mu sell nit war na ko doxee. kese géej ni mu toll ak ni mu yaatoo dëgg la mënuñu structure géej gi yëpp ba xam kii comme ni muy wax gaa kii mi ngi sàmm mbaalam di ko nëbb parce que bu ko tegee ci kaw mën nañ koo sàcc comportement ngi foofu parce que bu fekkoon kay sàcc mbaal bi ma ngay bàyyi mbaalu jàmbur kooku du jar a nëbb kee di ñëw mën ta xam ndax parce que deful ay booy da nga war a mën a def ay booy même bu dee yaa ngi sàmm sa mbaal dëgg la parce que kële ci loolu lay mën a refer ngir bañ laa bañ a tooñ donc nit a ngi def tooñul dafa umpale nit a ngi nëbb ngir bañ ko sàcc ñàkk a teg booy yi ma ngay tooñ parce que ma ngay tax nit di ko def dara beneen bi aussi moom mooy comme mi muy wax ñëw ci géej gi xam nga léeg-léeg dafa am loo xam ne ñun suñuy xel rek war nañu ko mën a may parce que boo yoree gaal guy daw 100 à l'heure tefes mbooloo mu nekk vraiment xale mag ak ndaw ki wér ki mën a daw ak ki mënta daw am na nooy teree boo yàqul gaal yàq gaañ nit kese waaw te xol doomu aadama ku nekk ak la nga attan kii mën nga koo tooñ mu mën laa jéggal ca la nga ko tooñ am na ci koo xam ne balaa nga kaa tooñ mu song la daf ko la koy def léegi ngay gis comportement yi daa war nañ ko xoolaat quoi waaw man def naa fi ndaal yi daanele rek laay waxee quoi problème comportement ak mentalité parce que am na loo xamante ni boo koy jëfee nii rek def naa xul réeroo du am mais sànq da nga wax benn affaire mooy man moo ma xaw a jaaxal tuuti mooy dañuy bombe bu nga explosé ci suuf jën bi mun a xaw ma day aspirer xaw ma pour mën a takk ci kaw mais jën boobu est-ce que après dina baax tamit baaxul xam nga jël bomb tuut fekk naa xeer ci suuf explosé jën wi jën woowu dafa am ammoniac xaw ma nu ñu koy wax du dugg ci yaram moo tax muy neewi bu neewee ci lay futti ci kaw
nga kon loolu du lu baax. te ñu waxante dëgg rek man moom dëgg laay wax. dëgg la wala de nga pare jën wi nga xaar 1 heure de temps 30 minutes. te Pierre loolu dañ koy consommer jën yooyu ñu ngi koy jaay. waaw mais dañ koy jaay. yaa ngi koy lekk kay. yéen a ngi koy jënd yéen a ngi dem marché ko jënd. nga ni waaw léegi loolu ñu koy xàmmee. ne ko Rougui yow yaa ngi koy lekk. xam nga ñun yàllaa ñu dimbali. mais loolu c'est grave ah. c'est grave c'est grave. c'est très ñun grave. Sénégal yàllaa ñu dimbali. am na yoo xam ne sax amaana dina am waaye duñ ko yëg ci suñu yaram. ndax suñu boroom la. mais dëkk bi fi mu toll comme ni nga ko waxee nii xam nga nit ñi bu ñu yaruwulee. respectante. xam ni yow alal nga jël investir. keneen jël alal investir. ku ne jàppale sa morom sa alal bañ a yàqu. ku ne mën na cee liggéey comme ni nga ko waxee géej gi yaatu ku ne mën na ci liggéey. mais dafa am beneen aspect. Pierre foofu man foog naa li ñu war a interpeller mooy juste façon ngi napping gi. parce que loolu yëpp dafa tënk ci li nga xam ne moom mooy mode yi nga xam ne façon yi nga xam ne dañ koy nappee. da ngay gis kii dafay def pêche à l'explosif nga gis kii def monofilament nga def kii ser leneen ak leneen parce que tey loolu dañuy xool démb cosaan yi façon caas yi ñuy utiliser tey ndax démb suñu maam yi moom lañ doon utiliser. non xam nga loolu lépp question d'organisation la ma dañoo amul ñu organiser. xam nga réew mi dafa am état. am ministère de l'économie maritime am ay direction mais ñooñu lu tax ñu samp leen di leen fay suñu alalu réew mais li tax ñu samp leen di leen fay pour ñu organiser napp gi dafa am code de la pêche. mu jaar fi mu war a jaar yëpp ñu valider ko yóbbu ko assemblée nationale voté ko ni code bi lii la napp gi war a dox. am lettre de politique sectorielle am lettre de politique sectorielle am beneen bi nga xam ne moo gën a CLPA boo fi gis am na feuille de route bu mu yor. te ñu ngi ci biir CLPA ci biir kii comment dirais-je ci biir code de la pêche. mais lan moo tax réew mi mënuñu appliquer li nga xam ne moom la code bi wax lan moo tee ñu jënd ay marine Mauritanie ñun ñoo fa yóbbu napp jàngal leen ko bàyyi ko fa. may leen géej wax. Sénégal Guinée-Bissau ñoo fa yóbbu napp bàyyi leen fa jàngal leen ñoom ñu mën a sàmm seen bi géej ba kenn du tooñ moroomam pourquoi pas mënul am Sénégal. mais Pierre dafa mel ni tamit diggante sénégalais ak sénégalais. maanaam yéen seen mool yi ci seen biir di ngeen am jafe-jafe. waaye tamit moolu Sénégal yi ak yu Mauritanie wala yu Guinée-Bissau yi parfois mu am ay laalante yu doy waar est-ce que loolu mi ngi am ba tey ak lan ngeen ci def comme solution. non ñun moolu Sénégal ak moolu Guinée-Bissau du ñu am problème. d'accord moolu Mauritanie ak moolu moolu Sénégal Mauritanie. ak moolu Sénégal du ñu am problème. garde-côte yi ñoo am problème. ak ñun. parce que garde-côte Mauritanie ñoom ñooy garder seen côte ñun fu nu gis jën dañuy dem jëli ko. xamuñu réewu jàmbur. ba pare loolu suñu état moo ko waroon tàggate suñuy nappkat. xam ni Mauritanie réew la. Sénégal réew la. Guinée-Bissau réew la Sénégal réew la. mais suñuy autorité tàggatu suñuy nappkat. ñun ñi nga xam ne ñooy organisation professionnelle ni ñoo leen jiite waxuñu leen li xew. ñoom li ñu gëm rek mooy dem gis nañ jën dañuy nappi jën. mais Pierre li nga war a xam tamit xam nga da ngay gis ne des fois tamit nappkat mooy suñu mbokk Lebu yi ñun ñëpp des fois dëgër bopp da leen di dal moom laay wax maanaam même bu doon parce que code de la pêche rek nee na la lii ak lii ak lii war ko def mais da ngay gis ne dañuy def la nga xam ne tey jii dañ koy tere te kenn du ci mën dara xam nga tamit foofu seen responsabilité dafa engagé rapidement beneen bi ñu gis aussi ne gouvernement wu Sénégal jamono yu ñu weesu ministre de la pêche Aly Ndoye dem na ci benn gox boo xam ne ay bateau ñoo leen yàqaloon te pourtant dem nañ fa ba ñu fay leen ñu am luñ ci defee lan nga ñuy wax ci loolu. waa xam nga loolu ci ñi ko doxal laa bokk. xaalis ba bañ koy joxe maa ngi toog ña doon kaas ba ñu defal leen loolu bokk naa ci. te maa ci gën a rëy làmmiñ sax mën naa wax. waaw kon xam nga. da ci baax. xam nga damay Marème. xam nga nit ki lu mu dëgër bopp ñu ni code de la pêche boo defee lii ñu teg la lii. boo ko tegee kenn tegaat ko keneen ñu bàyyi ko. mais dañ tegul kenn dara. maslaa gi. service de pêche gi ci tefes gi. kooku ci bureau am lay toog taal climatiseur te moo war a surveiller tefes gi li fi xew. direction des pêches dafa am direction des pêches maritimes directeur ba fa ne dafa war a génn ministre bi tamit dafa war a xam li xew ci napp gi. xam nga wax nga ko léegi bateau yi bu ñu leen yóbbu woon au-delà de 12000 miles 15000 miles 20000 miles. ñu ni bateau yi ñoom zone bii la ñuy nappe gaalu loo ci zone bii la ñuy nappe problème mën naa néew. parce que da ngay gis bateau bu jógee ca 12000 miles ñëw ci 5000 miles fekk fa gaal muy napp mu gis muy jàpp jën mu ñëw bëgg a ravager foofu muy jàpp parce que dina ko jaral mu koy tourner pour ay mbaal lañ yor ñoom mbaal diri. xam nga mbaal diri xeetu mbaal la boo xam ni da nga koy sóob 40 mètres fii 40 mètres fii léegi di diri di dem loo romb ci suuf da nga koy yóbbu.
léegi boo gisee gaal buy napp mu wér la ni gaal bi mi ngi jàpp jën fa mu ne di nga ñëw menacé ko pour mu jóg pour nga diri la fa léegi borom gaal googu li muy mujjee mooy yor ay xeer di la kasaan wala mu topp la di la saaga ndey. loolu doy na waar loolu jafe-jafe yooyu nag. gis nga jafe-jafe yi ci géej gi waaw. bu ci réewum Sénégal. autorité sénégalais yi jógul. du ngeen ay nappkat waaye déglu leen seen nopp ni Pierre Mboup moo wax léegi di ngeen dégg musiba yoo xam ne ci géeju Sénégal kii ñëppay taf seen nopp. léegi yéen loolu man responsabilité ngeen ci am responsabilité bi ñu ci am ñun Pierre. ay citoyen simple lañ. mënuñoo jàpp mënuñoo tëj. ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi. dénk leen ministère bi dénk leen suñu ay direction di leen fay suñu xaalisu réew. matukaay yi nga xam ni réew mi jël na ko ci code parce que réew mi Macky Sall pour mu piloter réew mi dañ ko jox benn feuille de route boo xam ne moom la yor. bu ko jalgatee nit ñi dañuy taxaw ni ko jalgati nga ko. mais pourquoi pas ñu am code de la pêche te mënuñoo suivre code de la pêche teg li napp gi tegu. direction yi liggéey li ñu war a liggéey ministère bi liggéey li mu war a liggéey. alal ji génne ci napp gi ñu delloo ko ci napp gi pour napp gi am jàmm. bu baax dina am jàmm ak salaam sax incha allah ndax ñi ci nekk ñëpp c'est des responsables yéen ñëpp ay kilifa ngeen waaye nguur gi fi yàlla teg tamit ay kilifa ñoo ko jiite te ñoom i tamit xam naa ne ñàkkul ne ñi ngi am ay solution yoo xam ne ñi ngi koy wëyal te tôt ou tard dinañu trouver terrain d'entente ba mën a saafara jafe-jafe yi nga xam ne yëpp moo ne ci napp bi ba duñu mën a egg si jëye yooyu noonu yàlla baax na dañ lay remercier nag ci sa teewaay loo xam naa ne xam nga autorité moom buy def yenn saa yi du ñu gis li muy def lan la ndax day dajale ay doomam ay njabootam daal di non li am solo dafa am lu am solo Pierre mooy ñun ñëpp defe naa ne day am suite dëgg la ñi fi nekk jiite ñun ñoo leen jiital xam nga Marème sax mi ngi koy junj nee na yéen am ngeen ci part de responsabilité donc na ñëpp defar toogaay bi rek bu ñëpp defar toogaay mu mën a jaar yoon incha allah dama lay bàyyi nga tàggatoo rek ba beneen yoon waaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm vraiment di leen ñaanal jàmm ak salaam parce que xam nga réew man waxtaan dama ko gëm dëgg la essence d'idée dama ko gëm toog di waxtaan dama ko gëm dëgg la parce que boo xoolee li ngeen di def nii bu baree ci plateau yi nit ñi dinañ yeew surtout mais plateau yi dañu gën a gëm toog di wax waxu politique dëgg la nu may faloo nu may amee nu may kii ni ngay amee da nga koy liggéey ni ngay faloo da ngay góorgóorlu ba ñu woola ni la kaay falo dëgg la waaye tamit secteur yi nekk ci réew mi muy secteur de la pêche agriculture ainsi de suite yi am problème dañu war di toog toogaay bu mel nii di ci waxtaan xam nga jëwriñ damay dégg léegi mu wax xam nga lu tax ma ne la dinaa seet borom daaru sama doom daa bëgg borom daaru ndeysaan exemple ba bi muy takk jabar borom daaru ñëw fa mais gis-gis bi ma ci am ba tax ma ne danaa ko seeti dama gis muy wax ndaw ñi dëkk wallaay ndeysaan Marème jeex na tàkk nag ma sant ko nag moom ndax xam nga damaa bokk ak moom benn groupe WhatsApp bu tudd la voix du littoral mu créé xam nga lu ma koy gërëm dafa boole ñi nga xam ne mënuñoo ànd ñëpp mu boole leen fenn pour ñu ànd pour ñu waxtaan waxante dëgg waaw des fois sax dañuy laalante ku mel ni man moom dafay dugg di waaw xam nga léegi kon conflit bi xam nga looloo tax ma ne ku mel ni moom jar na sant parce que fexe na ba nit ñi kii fexe na sax dem ci dëkk yi fekk ñu jubóo la si jógtee fu yéen ñëpp ngeen nekk benn remercier ko waa dañ lay sant bu baax moom waaw ñu ngi lay jaajëfal vraiment merci Rougui mu doon jàmbaar trop ci napp dëgg la parce que tey da ngay gis ne moom responsable conflit la lépp la nga xam ne moom mooy wàllum conflit dina ci dox dina ci def jéego booy xool sànq Pierre Rougui mi ngi lay wax nga ni ko day rafetal xam nga moom Rougui fi muy waxee mooy engagement bi nga xam ne moom la ñëpp war a dugal seen loxo pour napp gi dox pour conflit réglé wu pour li nga xam ne tey moom mooy secteur de la pêche am développement jaajëfal dañ la bu baax jaajëf kontaan nañ merci dañuy dem régie dellu si waat ñu dugg rek ci cinéma léegi lay doon alors on attaque avec la rubrique cinéma di am mbégte nag dalal fi ki nga xam ne rek mooy Ashley Ndiaye di invité di script waaye di invité it chronique cinéma Ashley maa ngi lay nuyu di am mbégte dalal la ci tam-tam merci beaucoup maa ngi leen di nuyu également te di leen fay kontaan trop rek ci nekk ci seen plateau bi tey. d'accord nga nekk jigéen ci mois d'octobre bi def sa ruban rose donc ñu ngi lay sargal di la wax ne rek di nga bokk xanaa ci sensibilisation bi ak récolte de fonds bi parce que képp koo xamante ne rek am nga taxawaay ci réew mi wala am nga voix lu mu mënti ndaw di nga mën a participer rek ci collecte de fonds yi nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy wéyal à travers tout le pays gis naa ay randonnées pédestres le dimanche à la corniche ouest
gis na rek ñu ngeen ñeen ci taxaw ñi ci jaajëfal ñëpp rek alors Badou script tey la ñuy waxtaanee te ku ne script xam ne dañ ne day assurer la cohérence et la continuité des éléments maanaam lépp loo xam ne raccord la ci cinéma ci télévision ci série ak fépp fu mu mënti doon ci audiovisuel dafa war a am raccord ci costume yi ci accessoires yi ci tout ce qui est visuel n'est-ce pas man moom bu yàggee nga yow. nee naa la yaa may coaché. bu yàggee yaa may coaché de yaa ma téye nii bu yàggee dañ lay jox émission cinéma nga koy def. bon en fait wax nga ko script mooy mën naa ne dafa nekk liggéey boo xamante ni liggéey bu méticuleux la liggéey bu ànd ak dal la boo xamante ni boo ci dul bàyyi sa xel rek doo ko mën a def. surtout parce que benn liggéey boo xamante ni la c'est sur des détails. liggéey boo xam c'est sur des détails la parce que boo comme ni nga ko waxee nii rek moom mooy assurer cohérence bi ak continuité éléments yi mais boo xool suñu nee éléments yi mooy maanaam lépp lu nekk ci plateau bi que ça soit décor muy raccordu décor que ça soit raccordu costume raccordu accessoire lépp moom mooy veiller ci loolu noonu yëpp moom day nekk comme ça au montage ci fi plateau film bi ak fépp fu mu mënti nekk moom script bi moom mu ngi fi taxaw. très bien boo xoolee ñoom seen liggéey tout le temps ñu ngi yor dañuy yor chronomètre. ñu ngi yor appareil photo. ñoom la ñuy gis nii sax dafa benn. waaw du gis nga yor chronomètre yor appareil photo. yor seen bloc-notes di noter tous les détails yoo xamante ni mën na leen bañ a rëcc comme ça. bu produit bu génnee doo gis ñu naan la ay fii di faux raccord la wala kii nii la soloon kii demoon solu fii nii. mais Badou loolu vigilance la laaj waaw vigilance la laaj moo tax tey jii nii nag moom lañ nar a waxtaanee ak HLM yi mais après question bi ma ko bëgg a njëkk a poser mooy que ni tey jii nii. ban importance la scripting war a gën a mën a am nii ci benn plateau ci film nii. waaw comme ni nga ko waxee rek ma dellu si waat juste ci benn définition bu gàtt te simple script dafa nekk métier boo xamante ni ci cinéma ci équipe bu mise en scène la bokk donc comme dañu naan script mooy mémoire film bi c'est-à-dire mooy xel bi. On dit souvent que ne nit dafay juum mais justement script moo fi nekk pour éviter erreur pour bañ ñu juum donc dafay veiller surtout ci continuité scène yi comme ni ngeen ko waxee ci cohérence histoire bi pour que moo bañ a am benn problème après raccord yi tamit wax nga ko bëri na façon bëri na raccord comme ci côté costume côté décoration ba ci même intention ci histoire bi parce que ñëpp xam nañ ne bu ñuy tourner film duñu topp continuité chronologie scène yi comme 1 2 ba 3 dañ koy tas mën nañu laal fii laal fële selon décor yi ñi nekk ak yooyu besoin de tournage bi donc script bi dafay veiller à ce que ñu bañ a fàtte dara mën na respecter chronologie mën na respecter pour que lépp daal jaar si yoon. kon mën nañu day aider réalisateur bi. surtout auxiliaire am la. voilà parce que tout le temps script boo xoolee mi ngi toog ci wetu réalisateur bi ñu tiim moniteur bi di xool détail yëpp déjà dafa war a xool cadre am ba xam amul benn erreur wala ba amul dara lu dugg ci biir lu si bokkul mais également war nay fàttali réalisateur bi tout le temps fii la ñu toll bii passé lii la ñu defoon wala lii la ñu war a def après nag li ci des réalisateur bi mooy décider mooy assumer li ci des. mais nan la koy jëlee c'est des photos des vidéos naka lay. waa yëpp am na xam affaire yi moom organisation détaillée la déjà day am ay documents ak ay supports yu muy basé wu. déjà am na ay photos pour par rapport ak raccord yi. da ngay xool photo yi ne comme scène bi wala partie bi nii lañ ko tourné woon. continuité bi lii la mais également même ci dans l'histoire mën na ci intervenir ci ban façon je donne un exemple ci intention yi exemple nit ki mën na jógee ci mbedd bi di daw ñu tourné ko jour bi beneen jour ñuy tourné moment bi mu arrivé ci biir kër gi mais dafa war a ànd ak intention bi mu doon dawee ci biti noonu la war a duggee mais warul nekk di daw ci biti dugg daa di calme wala yooyu donc moment boobu script bi moo fi nekk raccord mën na nekk mouvement mën na nekk situation émotion geste ça dépend nuñ ko mën a tuddee mais donc yooyu yëpp ay rappel la yoo xam ne tout le temps dafay war a jël ay notes vigilant en tout cas donc il faut beaucoup de concentration mën a focus ci affaire yi pour vraiment mais Ashley dafa mel yow yaa gën a balaa ma lay bàyyi ak Badou yaa gën a ndaw ci script yi parce que d'habitude dañuy gis ay mag ñoo koy def waaw script yi moom am na waaw dañuy gis ay mag ma profité aussi di nuyu Tata Mati moom nekk na script boo xam ne suñu doyen la maa ngi koy nuyu bu baax après bon c'est vrai que bokk naa ci ñi ci gën a ndaw te maa ngi jàng ba tey mais daal ñi ngi essayé. Badou. waaw comme ni ko waxee sànq parce que dañoo nekk tamit ci monde boo xamante ni duñ toogatuñu fi di xaar tamit pour nga nekk mag pour mën a def dara. surtout donc
étant jeune la relève est là. Tout à fait. donc te nous les jeunes ñoo war a mën a. exactement pour wane tamit suñu kii pour ñu mën a bokk tamit ci gars yi comme ñu ko reconnaître mais tamit tey on voit que beaucoup de plateaux y a pas de script y a pas de dara. en fait dañ ko xamul wala bañ ko def la wala qu'est-ce qui se passe. bon bëri na ay situation yooyu tax am na ñoo xam ne dañu ko assumer ne ñoom soxlawuñu script mën nañ ci génn. am na ñoo xam ne tamit xamuñu ko. dañu xamul lan mooy métier bi exactement te bis bu ñu demee ba découvrir ko wala peut-être ba xam lan mooy njëriñam dinañ ko inviter pour mu ñëw donc bëri na daal ay raisons yu tax am na yenn plateau yoo xam ne du am script mais bon choix la daal. léegi balaa ñeneen ji yow formation bi lan la parce que dafa mel ni y a de grands qui sont derrière di leen en plus de votre formation yi ngeen di def pédagogiquement am na ñu nekk seen ginnaaw di leen coacher. waaw man formation bi pour ma jël sama exemple boobu c'est là mën a waxee. déjà dañ ma initier ci cinéma en général ci langage cinématographique maa ngi ko jàngee ciné banlieue d'ailleurs depuis 2013. donc bi ma jàngee lan mooy cinéma lan mooy langage bi nan lay jaaree foofu laa découvrir lan mooy métier de script mu nekk lu ma intéressé donc ma gëstu ko pour xam lan la ñuy xaar ci moom lan ak lan la war a def. après Abdoul Aziz c'est ça oui chef Abdoul Aziz Boye voilà c'est ça. koy ñaanal yàlla rek yàlla xaare ko àjjana. amiin merci beaucoup. donc après loolu mooy côté boobu mën naa ne partie théorie la léegi pratique bi c'est vraiment sur le terrain. nekk ci plateau yi en tant que stagiaire en tant que assistante di jàng nànk-nànk ba mën a nekk chef de poste. loolu mais ba léegi ñi ngi continuer di jàng et que plateau boo mënti def tamit da nga ciy jàngaat lu bëri pour mën a avancer. très bien Ndali. liggéey bu compliqué la parce que nit déjà dafa yàlla ñoo tënk ci juum. te ñoom seen liggéey moom mooy dara bañ a juum. donte dañuy seetaan ci cinéma yi film yi gën a mag sax ci àdduna bi. di nga ci seetaan des fois bon. yow boo nekk ci milieu bi di nga gis yenn affaire yu ndaw yu rëcc donc da ngay xam ni dañ ko masqué nag ba ki nga xam ni moom action lay seetaan du ko gis mais kii seetaan film dina ko xam liggéey bi metti na mais damay bëgg a xam ndax dafa nekk lu indispensable ci système bi comme ni ngay ko Badou cité léegi ne am na ñoo xam yaa ngi koy wax sax ne des fois duñ ko jël parce que ñàkk a xam la des fois aussi ñu xam ni ñàkk moyen la parce que dañ leen di fay par force pour éliminer des fois yenn postes yi c'est normal que des fois waa ji ne mais est-ce que dafay lu indispensable waaw à mon avis moom c'est vraiment indispensable parce que ñun nekkul comme ci réalisateur bi kese ngay liggéey wala moom ngay waxal dangay wax décorateur bi en fait yow yaa fi ne yaay base bi nga xam ne ñoom ñëpp ci yow la ñuy ñëw war la affaire yi nga confirmer que ne lii moo normal lii moo baax pour ñu continuer ci donc script bi dina coordonner ak réalisateur bi day coordonner ak costumier yi maquilleurs yi décorateurs yi et cetera donc man en ce qui me concerne xam naa ne daal important na am na ci solo te bu fa script bi nekkul mën na am ay yenn jafe-jafe après li ci des na question de choix la waaw ku nekk jéem a assumer rek. alors balaa may ñëw ci Marème rek. est-ce que désaccord bu amee ci kii bi ci image yi. photo script faux raccord bokk. bu amee ci réalisateur bi la wala ci script bi kan la ñuy joxoñ baaraam. am na ñaari situation mais souvent toujours bu faux raccord amee responsabilité script la parce que moom moo fi nekk pour gérer raccord yi bañ nañ ko ba muy costumier muy ku mu mënti doon ci équipe bi bu solalee ba pare wala mu maquillé wala mu teg décoram day woo script bi ne ko est-ce que raccord na moom mooy assumer responsabilité ne ko baax na léegi nag parfois am lu la rëcc loolu responsabilité script la bien sûr parfois tamit réalisateur bi comme li ñuy wax après tout moom œuvre am parfois nga gis benn petit détail ni ko lii de du raccord wala waroon nañ ko defaree ni mais comme moom artiste la et que il a vraiment le droit de def li mu bëgg ci œuvre am parfois mu ne moom daf koo assumer donc loolu tam doo si mën dara parce que c'est le chef du plateau en quelque sorte. su ne lii da ngay nangu sa tour la ñuy bind script. sa tour moo fay nekk souvent. moom responsabilité bi engagé kenn du ko yëg parfois moom nga xaw a kii wax ñoom tooñ leen ne leen. loolu nag mooy indi Fafa nag xulóoy nag. sama tur mooy génn mu ne la man nii laa ko. responsabilité bi moom tout le temps ma xuloog ñoom parfois kenn ma ne ko sama tur a fay nekk. mënoo fu ñu projeté rek nga ne. erreur bi ne réal bee ko bàyyi mais on dit souvent tamit que parfois am na histoire bi bu fonctionner yenn détails yu ndaw yi sax duñ ci bàyyi xel mais en tout cas ñun dañuy def suñu mieux li ñu war a def dañ koy def après nag li si des mais attention am na ñoo xamante ni seetaan film nii ay foo raccord man moom lay lijjanti yéen li ci doy waar xam nga tey bu ñu ne métier script tey ñu ne tey dañuy tourner séquence bi film bi tey ñu jouer lii
nit ki tey daw na ba egsi suba dafa war a daw ba egsi waat c'est compliqué démb bi muy joué loolu mënoon na ko fekk mu nekk en pleine forme daw tey ba ñëw beneen bi ni muy ñëwee ci action bi ak ni muy lasewoo mais loolu yow tey nan la ko script war a mën a gérer parce que il peut trouver que tey ma tourné lii je suis en pleine forme demain je serai malade mais su may ñëw tey di indi boobu même intention bi nga bëgg tey nan ngay def tey ba ki nga xam ne war na jouer loolu mu jox la yow li nga soxla yow en tant que script. waaw loolu man bu dee côté boobu man sama partie lan la mooy rappeler réalisateur bi wala metteur en scène bi que ne situation bi la ñu jóge woon donc continuité bi lii la war a nekk après nag loolu kii coaché acteur bi wala réalisateur bi ki yore direction d'acteur bi en tout cas moom mooy xam naka lay waxee ak moom pour mu génne exactement li muy soxla mais man en tant que script sama responsabilité c'est de leur dire que ne lii la ñu war a def intention bi la ñu soxla wala émotion bi nii la ñu soxla. léegi bu dee dafa am erreur aussi ci biir script bi bu amee erreur maanaam benn séquence boo xam ne fàtte nañ ko wala émotion boo xam ne waroon na duggul nan lañ koy rectifier waat ak ban répercussion lay am ci film bi. ah s'il y a possibilité c'est des choses yoo xam ne tamit du tout le temps lañ koy mën a def c'est-à-dire dabb ko yenn saa ñu juum ci dara bu ñu rendre compte que ni juum nañ ci lii bu dee temps bi permettre nañ ñu ko ñu jéem koo reprendre pour dabb ko parfois am na yoo xam ne tamit ci partie montage bi mooy post-production ci lañ koy jéem a corriger mais ñun amuñu droit ne rek post-production mën nañu corriger telle ou telle chose que nañ bàyyi mu jàll parce que ñu bàyyi xel ne benn faux raccord mën na conduire à ce que ñu perte benn seenu lëmm wala boog ñu jéem a bu ñuy jéem a ci post-production bi nëbb erreur boobu am mën na dem ba changer sens bi nga xam ne réalisateur bi lii moo doon intention am ci scène bi donc possibilité yooyu noonu ay affaires yu mën a am la mais ñun duñ ko tenir en compte on se dit que ni moment bi daal tout se joue en ce moment là ñun duñu bàyyi xel ne post-prod mën nañu rectifier telle ou telle chose lépp ça se gère vraiment sur le plateau voilà en présent waaw comme ni nga ko waxee ni nga parfois tamit script dafa xaw a boo xoolee moom liggéeyam dafa xaw a sax sàcc tuuti assistant réalisateur parce que ñoom boo xoolee ñoom seen évolution sax loolu la parfois dañuy ko xamante ne day def script jékki-jékki pour terminer benn nekk benn day dem benn assistant réalisateur wala après mu dem mujj nekk ba réalisateur parce que donc c'est un travail boo xamante ni cheminement la après da ngay échelonné di yéeg yomb kii mais comme ni ñu ko doon waxee sànq rek on en a besoin parce que chaque jour dañ koy wax on en a besoin des écoles de formation et tout tey jii moom mu ngi ciné banlieue mën naa ne boobu noonu c'est la seule wala je sais pas ndax loolu laa mën a ndax war naa ko wax sax peut-être c'est la seule école cinématographie fii Sénégal boo xamante ni tey ñun ñëpp suñu grand yi nekk ci cinéma bi sax ñun ñëpp jot nañ faa jaar et donc c'est des jeunes yoo xamante ni foofu bu ñu fa demee képp ku bëgg a cinéma boo demee foofu noonu di nga ko mën a jàng et ils sont à encourager et à aider. war na yaatu école yi. école yi war na yaatu. ah bien sûr. waaye ñoom ñu fa génnee nii. ñoom nañ sànc ku nekk sa secteur école aussi. mais dañ ko fa sànc ah ñu ngi dem fële boo fa demee ambition boobu aussi. boo fa demee ñoom ñooy joxe cours yi non pas ci école bi mais école bi tey école bi yow bañ dalee émission bi tey école boobu rek ngay tudd. ñoom waaw mais loolu laa bëgg ma ne ñoom ñii moom koñam wala secteur am wala centre ba fa ne moo dafay joxe ay cours keneen ku fa jaaroon am xam-xam tamit nay joxe ci secteur am beneen secteur mbir mi commencé décentraliser wu ba génn Dakar dem ci région yi pourquoi pas effectivement sax loolu mooy nu ma koy waxee suñu objectif mooy suñu mbébét te sax nag gars yi ñi ngi ci parce que mi ngi commencé comme ni ñu ko waxee suñu père spirituel mentor fa Abdel Aziz Boy bi mu ko initié genre ciné club la boo xam ne jeunes yi nga xam ne dañoo passionné ci cinéma yëpp dañuy ñëw jàng le langage cinématographique en tout cas foo xam ne dañ leen di initier ci cinéma bi la après tamit ñuy ber seen daara te ciné banlieue actuellement am na ñu dem ba Thiès région de Thiès ubbi ko fa am na ñu nekk Saint-Louis am na ancien étudiant monsieur Boy boo xam ne actuellement mi ngi Conakry ubbi na fa tamit ciné banlieue donc juste pour dire que ne nekkul seulement benn structure bi la mais ku nekk boo demee ba mokkal comme ñun suñu philosophie mooy partage dangay dem tamit yow sa secteur def ko fa à Dakar y a plusieurs étudiants yoo xam ne seen ay quartier installé nañ fa tam ay ciné club pour mën a propager affaire bi donc loolu noonu ñu ngi ci alors Ashley en tant que script yan cinéma yan rôle wala yan cinéma moo la gën a marqué ci sa expérience yi par rapport ak yi ma jot a def waaw
waaw bëri na bëri na. benn particulièrement bu gën a bon. wala bëri na trop. waaw bëri na day bañ a offensé. bëri na day bañ a tudd ñu ne non kër non du ko dégg bëri na parce que tey jii plateau bu ma mënti def rek. dama ci jëlee benn affaire bu particulier boo xam ne. dama naan bii plateau laa gën a jàngee. bii moo ma gën a marqué ci sama vie. mais bu ma demee ci beneen également. ma santé même chose bi après am na tamit loo xam ne tout le temps daf may marqué mooy ñun les jeunes de ciné-banlieue on arrive à faire des films avec les moyens du bord parce que ñëpp ku ne xam na ne dafa film dafa metti dafa demander ay moyens mais ñun façon bi ñu initier dès que ñu am caméra am benn micro wala perche am les moyens du bord mën nañ ci commencer defar film donc loolu nekk na lu may marqué tout le temps damay gis autour de moi des jeunes yoo xam ne bëgg nañ ko même bu dee amuñu moyen bëgg nañ ko te avec seen passion dinañu réussir à faire des films yoo xam ne pour day cartonné bëri na film yu ñu def à ciné-banlieue avec les moyens du bord te dem na voyagé na cartonné na ba ñu gën a am ay expérience donc loolu tam lu ma gën a marqué la ci sama métier. Moli Kane tam fa la génnee voilà ku ci mel ni Moli Kane bëri na ku ci mel ni Pa Bonam Lopi Momar Talla Kandji yaa naa bokk su ma naree lim damay ñëw te am na ay projet gaa yaa ngi bind jigéen ñi surtout tamit am nañu ay projet yoo xam ne bu génnee tamit incha allah dina cartonné. yenn saay nag waaw foofu sax bëggoon naa fa ñëw en tant que femme naka nga appréhender métier cinéma. bon en tant que jigéen bon yombul moom ñëpp xam nañ ko tentation yi bëri na yenn problème yi da siy am mais man je me dis li jiitu lépp mooy nga am passion li ngay def soo ko bëggee mën nga ci sori après nga maîtriser ko tamit mënoo taxaw di revendiquer man tel métier laay def te xamoo ci dara donc la formation elle est importante nga am ci fulla am ci concentration après nga mën a avancer mais yow. mais yenn saa yi nga dajeeg ay réalisateurs yu compliqué. waru del maa ngi. waaw loolu moom dëgg la nga def nan. waaw bon da ngay rester professionnel rek concentré wu ci sa liggéey en tout cas parfois nga dajeeg xeetu nit bu nekk. mais lan moo la siy génne mooy yow sa liggéey moo la fi indi. te li nga koy wax du ko mën a teggi parce que sa liggéey la. te mooy li am nga jéem a négocier rek rester professionnel voilà. négocier ba génn si. est-ce que ma réalisateur bu compliqué. dañu métti Badou surtout góor yi waaw. Badou pour finir. waaw di remercier Ashley. Comme man ay jeunes lañ ci cinéma bi te moom c'est toujours un plaisir de travailler avec elle. donc di lancer appel bi aux autorités pour ñu jàppale ñu. taxawal ñu école de cinéma on en a. yéen ñi yéen a war a góorgóorlu nag. yéen ñu ngi góorgóorlu. xam nga bu dee dimbal la ci fekk loxol borom nañu gis sax ngeen taxawal dara ñu ñëw pousse leen. mais ci de liñ taxawal yéen a ngi ci. ñu ngi ci de. dañoo yàgg jooy rek kenn baale ñu rek mais ñu ngi leen di ñaan quoi ñu ngi ñaan bu baax au lieu que à chaque fois ñuy génn dem jàngi feneen di ñëwaat war nañ ko mën a def fii. di remercier Ashley. voilà di ko wax ni yoon bee ngi nii nañ demandoo rek yàlla baax na. incha allah yàlla baax na dañuy dem jëli bàkk bi dellusiwaat dugg ci buzz. alors tey nag ci biir buzz ndaali fas yéene ñoo voyagé loo ca Casamance wala ci Mbour wala ci communauté Mandeng bi la ñuy wax parce que ñoom la ñoo cosaanoo di def li nga xamante ne mooy kankuran mu nekk benn masque benn rituel traditionnel boo xam ne franchement dina génn ci bu circoncision amee maanaam bu góor ñi di dugg néegu góor waaye tamit bu ñu sàkkuwee ay situation particulière yu ñuy sentir pour jàmm ñëw wala pour jubóole ay couche sociale ci lañ koy faral di gis nga indi lu am solo ndaali régulateur exactement ay régulateur ay patrimoine culturel tout à fait ñoo xam ne suñ cosaan lañ te it am solo lool ndax xëy na ñu bëri sax kankurang ñu ngi koy bàyyee xel ci ñu ngi koy gis nii sax waaw ñu ngi leen di bàyyee xel xam nga lii ay masque la mais c'est au-delà de masque. Exactement, c'est spirituel. c'est spirituel, c'est culturel. mbiru doomu aadama la ak cosaanam. dëgg la parce que mi ngi ci région boo xam ne mën nañ ne l'empire Kabu la muy l'empire Mandeng.
autrefois bi nga xam ni regroupé woon na. est-ce que rasta yi du kankurang sax Marème. rasta yi non yaay dañ la xam nga diggante. danga non man la. non tey jàpp nañ la lii del Malick parce que Bissau mën nañ la gën a tàmbalee. ci cosaan demoon fa ñoom ñoo ko njëkkee woon di def. ci beneen identité beneen forme la woon sax. boobu noonu mu demoon ba am problème. ci benn lël bu jotoon a am. waa am ku doon liggéey ci colon yi. nekkoon nit ku ñuul. évidemment dem porté woon plainte xamaloon tubaab bi ne lii du affaire di jinne mais maanaam affaire de nit la. dëgg la. léegi nag ñu convoqué kankurang ba mag ña ba ñuy dem nag di wuy ji tubaab ja ñoom ñoo indiwaat beneen style kankurang bii ñuy gis. ci la masque génn. mais bi njëkkoon a am boobu amuloon masque. réalité waaw mais xam nañ ni boobu bu demoon ak tubaab bi dina am problème. parce que mbiru cosaan du war a génn. dëgg la mais ñoom nag bi ñu demee fekk ji bi ñu yóbbu jee bi am masque bi ñu créé parce que bii ay xas la. xasum garab la. garab gi de généralement day xonk moom la ñuy yóbbu ci tubaab ba nag. waaw bañ demee ci tubaab ba nag xaw a jaaxle ak li mu gis di laaj ci original bi jour boobu la original bi doon leneen lu dul kankurang. defe naa saa waay mii nga xam ni day dem Casamance xam na ko. il faut boo nit ñu bëri xam nañ ko. léegi nag. Sénégal moom ci la dugg di xam nga diggante Casamance ak Ziguinchor daanaka benn la Casamance mais après. Mbuur. léegi bu ñëpp di wax kankurang Mbuur la ñuy wax. te ñu gis ne sax dafa nekk bu góor ñi comme ni ma ko waxee di génn lël. wala ñuy dugg lël dañuy woo kankurang bi mu ñëw def ay rituel. pour ñu mën a def cosaan yi nga xam ne moo war ba nga xam ne xeet yi nga xamante ne ñoo baaxoo di yëkkati kankurang boobu def seeni rituel nam waree. waaw parce que dugulal ci Mandeng dafa am lu mu àndal. surtout parce que dafay laaj protection. Exactement. parce que l'Afrique ay ses réalités. surtout protection yi ñuy protégé wu bon. du yenn yi xëy na yu ñu mën a wax ci penc. mais dafay dañuy aar. njulli yi surtout waaye tamit dañuy aaraale nawet bi. dëgg la parce que souvent buy am nawet lay doon. bu njulli yi di dugg nawet lay doon xam nga doomu aadama yu bëri ñu booleel leen ci benn barab. ak réalité yi am. ñoom loolu ñuy gën a sàmm. sàmmaale aussi li nga xam ni mooy bay gi. defaale ay mbir parce que c'est un peu mën nañ ni ay nit ñuy ñaan lañu rek. mystique waaw c'est mystique c'est trop mystique même. c'est trop mystique parce que nit ki des fois kankurang bu original bi laay wax. soo ko séenee te ni muy defee di nga xam ne lii du yëfi nit. te ñi nekk foo xam ne sax jigéen du fa jege. benn jigéen mais non yéen nag bëri na foo leen dul jege nag yéen du kankurang rek. yéen bëri na foo leen dul jege surtout li nga xam ne dafa laal aspect mystique moom. dañ ciy faral parce que xam nga jigéen a gis baaxam. dëgg la mooy waral li ci bëri souvent du parce que waxtu wu ne lay ñëw. te am na ci loo xam ne du dëppoo mu koy teg bët. am na ci yoo xam ni bu ci côté Mandeng bi laay wax sax. jigéen bu ko tegee bët mën na ko tere am borom kër. dëgg la mën na ko tere am doom. surtout waaw yooyu yëpp dañ koy daw bu nekkee ëmb bu ndaw waaw ëmb bu ndaw mën naa yàqu donc yooyu c'est mystique moo tax ñuy faral di protéger jigéen ñi ci wàll donte am nañ ci wàll nag bu kankurang de am am nañ ci rôle bu ñuy jouer bu extraordinaire mais léegi Mbuur nag dafa doon festival comme carnaval dëgg la doon cosaan bu rëy doon cosaan foofu ne damay dem ci kankurang Mbuur bi waaw foofu dama fa xam bëgg a interpeller tuuti ñenn ñi nga xam ni ñi ngi yëngu ci kankurang baax na bu passé yi yëpp ñu toog ñu waxtaan. ñu xool naka la ñuy mën a jaayee mbir mi. ba touristiquement parlant muy indi di générer. surtout ça. exactement parce que léegi bu amee léegi nii yow Mbuur yow mën nga fay 2000 francs dem Mbuur dara xewul. mais bu fekkee ne am na 3000 4000 ngay fay pour dem. ñëppay dem donc ñi yëngu ci transport bi ñoom xam nañ. solo bi mu am. mais ñi nekk Mbuur ak ñi nga xam ñi ngi yëngu ci kankurang ban impact la am. ndax lan lañu war a mën a def ba jaay ko ba Touba parce que Brésil carnaval bi lan la. fête la rek fête la. mais lii c'est culturel. lii cosaan la am yu nekk ci biir. baax na tey ñu jaay ko ba nit mën a jóge bitim réew mu jaral ko mu ñëw di dem ci kankurang bi. dëgg la mais mu amaale aussi organisation parce que mi ngi rax. waaw foofu nag mi ngi rax xam naa ne bu ñu dellusee di nga dugg ci rax boobu ndax indi na fi jot dafee indi sax quelques jafe-jafe Mariam. Rougui man damay dellu si rek ci fi nga xam ne moom lañ daal di wax ne mbirum kankurang patrimoine culturel surtout parce que tey bu ñuy xool lël ci Casamance dafa am portée boo xam ne am signification bu am solo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy peuple wala population yi nekk foofu parce que dañ naan la tey lël bi boo ci duggee amul kenn koo xam ne dina toog waxtaanee sibité la fa xew surtout
lépp ci biir lay des maanaam c'est des langages codés la ñuy waxante mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko bokkandoo dund kese ñoom ñoo koy waxante c'est à travers des signes c'est à travers des codes kon loolu mu bokkuwaat ci cosaan ñu ne la jigéen ñi am nañ ci wàll si ñun am nañ ci wàll mais xam nga fu ñu ciy am wàll dañu am ligne rouge boo xam ne fa la ñuy yem surtout tey boo xoolee même bu ñu leen di gunge ci biir àll bi am na partie boo xam ne jigéen du fa dépassé du fa dugg fa lay yem mais bu ñu fa egsee yaay même bu ñu leen di delloosi dañuy ñëw ak sër ku ci nekk boo jotee sa doom ci sër ngay xamee ni sër bi de sama sëru doom la kon sama doom exactement te en général ñi fay des dañuy xaw a bari dëgg la léegi loolu boo fa génnee nag dañ lay former formation ci société bi naka ngay dundee ba métier bi nga xam ne tey moom nga war a choisir war ko dem jëfee dañ lay xamal foofu jàngal la maanaam exactement culturellement et culturellement et socialement aussi socialement parce que loolu yëpp léegi kankurang bi li muy am du n'importe qui moo war a doon kankurang exactement parce que dañ la naan dafa war a doon borom bopp war a doon ko am xam-xam war a doon koo xam ne assistance bi li mu ko wër-wër li ñuy bari ku ci nekk dana la sempi am fu mu la teg parce que da ngay gis kankurang day ñëw ak jaasim jékki-jékki mel ne kuy xabtalu ci kenn mais c'est pas fortuit ça veut dire que loolu noonu foofu mystique bi laa li doon wax mystiquement moo ñëw exactement dinañ leen former socialement mais aussi li nga wax dafa am solo ndax bu ñu duggee ci lël boobu ils sortiront en initiés loolu la ñuy wax les initiés te ku fa duggul am na loo xamante ne mënoo koo xam ndax boo fay génn dañ lay yàpp xam nga jigéen dañ naan boo duggee ci néegu sëy dañ lay yàpp ba boo demee sa kër néegu sëy nga xam nooy toogee ndax say bàjje nag ay sang beeg muur beeg yooyu waaye góor tamit bu duggul lël boobu ñi ko bokk secret yooyu nga doon wax ñi ko bokk ñoom ñoo xam luñ fa daj ak liñ leen sol ba nga xam ne bu ñu génnee nekk ay góor yàlla dëgg Badou man daa mel ni kii mare ma wax na lépp quoi man daa mel lu mu fekkee mais juste dama bëgg attirer benn attention rek boobu du wax rek dama bëgg attirer benn attention sax yaa am na ko fi doon wax Famboni en fait Famboni ak foog ñu def différence entre Famboni ak kankurang exactement du benn Famboni moom la ñu dul gis waaw moom la ñu dul gis tout à fait moom mën naa ne moom mooy gardien wu kiiwul néegul la bokk la kankurang moom mu ngi doxantu ci exactement bien vrai moom mooy protéger sax booy xool ñi nga xam ne ñooy dugg lël parce que comme li Marème wax ful bi façon nit bu nekk ci ne non lël bu amee ñëpp a ngi fa dëgg la lël surtout ñëpp a ngi fa très bien mais Famboni moom mooy protéger ñii di dugg lël surtout tey jii booy dugg lël nii yow mii ñëw di dugg lël nii dara du la mën a dara parce que Famboni moo fa taxaw moom mooy gérer ñi nekk ci àll bi ñëpp mais boo duggul la doo ko xam doo ko xam doo ko gis doo xam ne ma te ñiy dugg ba génn duñ la mës a wax ni diw nii la mel wala lii lañ fay fekk donc c'est benn affaire boo xamante ni c'est tellement mystique non c'est mystique te Famboni c'est moo gën a grave sax kankurang dëgg la du benn sax boobu ñëpp a ko ragal pour terminer rek am na solo loolu li nga indi waaw xam nga tey ñoom ni ñu sàmm noonu mooy dafa am solo parce que góor day def fi góor dëgg la boo gisee bi ñu bàyyee kasak ci yeneen côté yi Sénégal bi bi ñu bàyyee kasak duggum néegu góor gi normal ku nekk jàppale non sama doom naa ko yóbbu hôpital na jongoo nii na xarafee nii na defee nii ci lu xale yu bëri di màgg di mel nen ni dëgg la dañ leen di initier mais ñu jaar non mais c'est vrai ñun dañ jaar fi góor daan jaar nga daan xarafee ni góor daan xarafee di yëg métit ndaali pour terminer yow est-ce que doo ci dellu si waat voilà donc di wax ni patrimoine culturel immatériel la ko UNESCO def dëgg la ñun nag dañ ko sàmm dañ ko valoriser surtout te ñu bàyyi ci xel ni lépp luy am ci àdduna dafay laaj organisation dëgg la parce que rax na léegi mi ngi rax ay mbir yoo xam ne mi ngi ciy xew bu kankurang jeexee ay violence ciy am parce que ñëppay génn nit ku nekkee jóge fu ne di fa dem ay sàcc ngi ci am ay faux kankurang nga ciy am te aada mooy doomu aadama ku ne mooy sa identité. foo kankurang ak a bëri nag Ziguinchor nii nag bu mbokk commencé ni dañuy génn di sàcc mbokk rek. moom la sàcckatu mbokk. léegi nag yooyu yëpp day baax nag ñu sàmm ko. ndax mooy suñu cosaan. ñun bëgguñu luy réer suñu cosaan suñu culture. dëgg la suñu aada mooy suñu autorité identité. dinañ ci gën a impliqué wu rek. waaw duñ ci mën a wax nag. waaw kaay nag ma wax la de. Sénégal bëri na lu xeer rek ñu ne autorité. am na ci yoo xam ne autorité du ci ngaan. mënu ci wax. pour impliqué wu ci pour sécurité peut-être ak organisation. ñi koy def ñoo koy sàmmal seen bopp ñoo ko moom.
waaw dina ci baax. nañ ciy waxtaan suñu alal la ñun ñoo ko moom nañ ko sàmm suñu bopp ba dum yàlla moo di jox dig daje ñeneen ñi bu soobee yàlla mardi rek ñi seetaan ñëpp ñëwaat ci leneen ci musique wala ci buzz ci jamono luy xew toujours loo xam ne rek buñ ci waxtaanee comme nii xam-xam dina génn dina baax ñi koy déglu tey ciy yëngu xoolaat nañ koy defee ba mu mën a jariñ te mu des suñu réew. Merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal bu baax Marième. Rougui ñu ngi lay jaajëfal. li nga indi am na solo. di def dig daje ñi nga xam ne tey ñoom ñooy téléspectateur RTS2 ba mardi incha allah ci yeneen i environnement. Badou merci. merci beaucoup Rougui merci beaucoup Ashley suñu invité. merci beaucoup ñi seetaan yëpp di joxaat gars yi rendez-vous mardi prochain ci beneen métier du cinéma. merci beaucoup Ashley. Merci. C'était un plaisir de t'accueillir sur le plateau de Tam Tam. Pareillement di remercier donc ñëpp rek te di inviter gars yi ñu gën a jàppale ñu ci cinéma bi ndax mu gën a avancer merci. Inch'Allah alors maa ngi leen di remercier waaye tamit di remercier particulièrement madame Thioub Ndate nekk LBA fële ci banque agricole bu croisement Cambérène sama xarit boobu chéri Bokar kontaan naa ci yow maa ngi lay béggee bu baax a baax waaye Astou Thiombane aussi à Liberté 4 aw ma seen fay bëgg yëg a koy faj waaye nag bantu yi séduction by Maya moo fi jaar yéen a ma koy laaj depuis démb ñu ngi ci 77 283 41 12 fële ca Waagu Ñaay 2 merci beaucoup à demain à la même heure sur la même chaîne la RTS 2 prenez soin de vous.